salaamaaleykum am internet Dakar Buzz nuyu nañ leen ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi di sant sunu yaakaar Serigne Bamba Khadim Rasoul te ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi loolu te wér du ko dokkeel ci ndam li mu am bërki dem nag ci Masalik muy ndamal lislaam muy ndamal jullit ñëpp waaye muy ndamal yoonu murit ñu ko ci ndokkeel di ñaan balay sa yàlla guddal fanam te bàyyi ko fi mën naa lim fas yéene liggéeyal maamam Cheikh Ahmadou Bamba mu liggéeyal ko te ñu ànd koog moom waaye tey ñoo ngi fii ci bureau CNG mu tombeek le 2 octobre ci lan renouvellement licence yi nga xam ne moo jëm ci wàllu làmb promoteurs yi ku na xam ne saison bi daa tëjoon ubbi démb di 1er octobre bi tey jii nag lañ fi am ndaje ngir renouvellement licence yi ñenn ci promoteurs yi ñu ngi ni toog am na ci ñoo xam ne nag yegseegu na waaye ñin fi gis ñu mën noonu waxtaan ak ñoom laaj leen lu waral seen teewaay ci bis bi. leen nuyu ñëpp di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq waaw. Bamba mën nañoo xam tey sa teewaay tey fii ci bureau CNG lan moo ko sabab. waaw tey sama teewaay si bureau CNG c'est comme promoteur yëpp rek ñëw dagg si licence fas yéene jublu si liggéey bi rek waaw loolu mooy sama teewaay tey si CNG. ndax mën nañoo xam Bamba Faye ñaata journée la dikk amateur yi ci làmb ji. waaw xam nga man moom daanaka damay bëgg lu may wax rek dama koy jëfe daal defe naa ne saison bi passé tëgguma mais saison ba la weesu tëggoon naa 4 journées bi saison bi weesoo it defe naa ne coow amoon coow li bëri woon na ba taxoon tey man ma démissionné en tant que trésorier général ci association bi ma nekkoon commencement defe naa ni la demoon ñëw woote woon ne way nañ boycotté licence ñi ko wax ñu ngi fi te les archives sont là amul loo xam ne mun nañ ko weddi bu ñu dem jënd ji licence bu ñu jënd licence donc ma jàpp ne ay nit tey bu ñu ànd buñ ne booloon nañ nekk rek dañu war a xeex loo xam ne tey pour c'est l'intérêt de tout le monde di nga xañ sax sa bopp tey sa intérêt yoo xam ne say mbokk yëpp sax dinañ ne da nga dof mais ñi ngay àndal ñoo koy waral ñu démarré ci kaas bu ñu jënd licence tey ña doon kaas ne bu ñu jënd licence ñoo njëkk a xëy jékki-jékki à moins de 2 heures de temps ne nañ jëm jënd licence ñu xool loolu ma gëstu ñu demaat gisaat fi ñoo xam ne kaasaat nañ wootewaat nañ fii presse bi yëpp ne dañuy def conférence de presse am ay points ñu tegoon biñ ne ba ñoom it ñu waat leen ngir dig leen loo xam ne jàpp nañ ne seen intérêt dafa nekk gisuñu dañoo xëyaat waat presse bi démissionné amul sens nit nag doomu aadama da ngay war a mun a gëm ci leen dox ci loolu moo koy faat nee naa leen fii kenn juddu fi ak ay milliards yàlla suñu borom li muy def tracé na ko ba noppi nit da ngay gëm sa bopp xam ne lu war a ñëw sa àdduna da nga koy am ala kulli ale mais lekkante bi jaxasante bi dugg fii wax fële te gëmoo la ngay wax te après bëgg a wane ne da ngeen bokk ndey ak bàyyi loolu moo war a jeex man moo ko ne ba gis ko nag si association bi je me suis retiré comprendre nga toog jàpp sama njaamu ne leen nag làmb ji ñëw ma waaye beneen làmb naa ñëwul sama bopp wax ne dugguma si association wax bi jeex taag. mais Bamba est-ce que mën nañ xam lan mooy problème mu promoteur yi ba actuellement boo xoolee ñoom li gën a rëy làmb ñoom seen biir ci la bokk lan mooy seen problème seen biir ba ñoom ñuy li nga wax sànq ñuy wax loo xam ne gëmuñu ko lan mooy seen problème. non xam nga buñ ne làmb tey promoteur dafa war a nekk le numéro 1 parce que mooy génne xaalisam mooy investir mooy def fépp mais buñ ne ba tey promoteur gën a ñàkk fayda ci wàllu làmb parce que respecté ñu am nañu promoteur yoo xam ne respecté ñu seen bopp ñu bëgg a jël ñëpp nag. Considérer les mêmes promoteurs que ñoo bokk même groupe loolu dama naan c'est assez faux parce que tey am na ñoo xam ne ñu ngi fi soxlaa lu ñu nit ay promoteurs yoo xam ne soxlaa ñu nit 1 franc Mali mësuñu tëgg ba amel mbër xaalis mësuñu tëgg ba dem ci bureau kii que ce soit ñaan fa xaalis wala sponsoring tax ñu yàq deru beneen promoteur te loolu daf fi bëri. keroog maa ngi koy wax sama benn interview ne leen xam naa ne bu saison bi tijjee sax incha allah rabi si demande yi may njëkk a demandé man personnellement bind ko président Lissar naa ko parce que da ngay gis fii ay promoteurs yoo xam ne mënuñu génn jam ñaajo di nax xale yi naan dañ leen yóbbu ñu tukki ba nax leen pour signer ak ñoom contrat tàddal xale yooyu te moomuñu ambassade ba loolu dañ ko fi gis ñaata promoteur yi nga fi gis ñu dem kaso si affaire visa ñaata promoteur nga fi gis ñu yóbbu leen police ngir amel ay nit xaalis di triande loolu tamit foofu président Alioune Sarr bàyyi ci xel xam ne li ñuy taxé promoteur du ñëpp a koy def
man ba ma duggee ak làmb léegi mosuma amel mbër 1 franc Mali mosuma dugg bureau ku mu munti doon ci Sénégal ne la alma 100 francs wala may ma 100 francs pour ma tëgg làmb mosuma dem tuddee nit drapeau dem ba ci digg ga naan ko làmb ji day jaxasoo lii ak lii pourcentage parrain bi parce que am na fii loolu mooy yàq association bi mooy yàq pour làmb ji tuddee nit làmb dem ba ci digg nga ko way làmb ji lii ak lii kooku bu nekkee gor mais day miiras boppam pour sauver journée boobu donc yooyu dafa jot ñu wax ci le président Alioune Sarr wax ci nombre de drapeaux yi ñu tuddee tey sax ñu xool nu ñu koy limité parce que benn journée nga bëgg si tuddee 30 000 personnes ci benn journée yëf yi nekkatul business sax daanaka yelwaan la dagaan gu méttee fi nekk yooyu dafa war a jeex waaw. d'accord lu nu mën a xaar ci Bamba kon saison bi nga xam ne mi ngi ubbi yan journée leen mën a xaar ci moom ak ñaata journée. waaw maa ngi monté déjà monté naa benn combat boo xam ne mooy Jules Baldé ak góor gi étudiant maa ngi ci ñii liggéey ñu ngi ci maa ngi ci waxtaan ak ñi ma ci waxtaan je crois que ren changement yu bëri dina fi am Matar ak ma doon monté samay combat sama frère Abdoulaye Ndiaye tey ñëw na pour aussi jàppale ma xool lamb nu mu gën a avancé rek parce que cool yu bëri woon na fii ñëpp dem nañ mais xam nañ naan lu mu yàgg-yàgg rek dëggay mujj daal bu wuré bi moom ne pënd moom ñëppay jaxasoo ku nekk naan nii ak nii mais après au fur et à mesure bu nekkee da ngay nitu dëgg nga rek gëmoo ku dul sëñ Tuubaa yii dañ ko fiy bàyyi waaw après dëgg mooy mujjee dañ leen toog xam ne réew mi ñun ñoo ko moom waaw kenn ëpp ñu fi ay sénégalais lañ. am na benn côté boo xam ne moom wax na ko sànq nii ngeen laajte ko ndax affaire dañu former association ak lan am na nu mu si waxee sax peut-être ngir yërmande wala naka mais man bu gaa yi jënd licence woon man damay wax à ce que gars yi dañu former beneen association. parce que non dañ koy def parce que tey dañoo bokk réew mi ñun ñëpp donc bu ñuy jël nañ jël promoteurs yi nga xam ne tey dëgg dafa tax ñu jóg liggéey moo leen tax a jóg soxla ñu 1 franc maliw jàmbur ñu waxante dëgg toog ànd liggéey bu dee 2 personnes la wala 3 personnes nga ñu liggéey ci xam nga bu ñu nee ba mbër di fay xaalisam promoteur pour bëre nga dig ko journée dina bëre far moom bëreetul sax pour jot xaalisam après problème lay doon mu ngi fii c'est grave donc bu ñu jël ne promoteurs yi mënul nañ toog ne mënuñu nekk ci leneen dañ leen waxante dëgg quoi bu dëgg jotee ñun ñëpp ñu ne neen la réew mi nag toll na foo xam ne boo waxee dëgg ñu ne waa ji daa tàngu xol waa ji daa soxor waa ji daa ne néew ak loolu moo fi war a jeex ñun loolu dañ koy def dañuy former association ñi bëgg a ànd te dëgg rek lal ko te bañ a nax nit ñi wax leen li fi am ñu wax ne loolu moo fi am bañ a raay ma Samba bañ a raay ma Demba loolu moo fi war a jeex mais après tey yow yaa baax yow yaa kii fii dañ fi formé woon groupe WhatsApp fii luñ fi yekkul woon Matar Ba si association bu amul mais bañ jékki-jékki Bamba Faye def benn interview mais dañoo jël affaire bi dikkali ko loolu nekk ñu ko man yaa moom sa site yaa moom sa presse na ngay jaayee sa journal wala sa article du ma la ko wax waaye munoo génnee archive ne Bamba Faye waxoon na lii ak lii ak lii man damaa jàng juddoo ci réew mi màggee fi yaruma je ne suis pas un fou dofuma bay attaquer un ministre de la République si loo xam ne teguma ko fenn man su ma doon dem bay attaquer ku weesu ministre sax damay mën a am ay preuves yoo xam ne bu ñu ma si dóoroon citation ma mën a tontu ci loolu man lu may def dama koy teg ci yoon damaa jàng dama am ay conseils yu nekk sama ginnaaw donc nañu bàyyi jaxasante ngir lan te loolu moo bëri ci làmb ji dugal def xam nga nee naa la tey jii nii biñ fi ne bu ñu jënd licence am na promoteur boo xam ne ba muy dem ci rajo sàngam pour def émission ñun ñoo dugg ci groupe ne ko lii ak lii ak lii ak lii ngay wax ñun ñoo ko sant ne ko lii ak lii mais dugal nañ promoteur boobu après nañ jël seen responsabilité assumé nañ ñun ñoo ko wax mais buñ dem ba ci digg bi rek pour boo bëggee gis telle autorité wala tel kii rek roccee ko booy lii ak lii wala gars yi lii loolu dafay jeex dafay dakk sama question bi ma laaj Abdoulaye mu jéem koo cof xam nga mu ndeysaan xol bi dafa rafet bëggul gaañ kenn moo tax mu war sama question bi yow dama ci insister ak yow lii fi nekkoon mën nañ jàpp ne mooy seen association bi ngeen bëgg a taxawal. non li ma la mën a wax mooy que ne association bi dinañ ko fi taxawal xam nga nee naa la benn bi Jibi Ndiaye defe naa bi ñu ko fi introsé boobu nekk moom sax France laa nekkoon wax ko ay wax association mu ne bëgg na doon président association bi sax dama ko ne mais président nu mu tëddee Jibi boo bëggee nga jël association bi ne ko li fi nekkoon sax du association parce que association il faut que nga basé wu si ay règles si ay textes
man la ma leen doon bañal yëpp moom la ñuy gis mosuñu am kayit heure bu ñu waxee kayit wala cotisation duñ ci wax yaa ngi dégg duñ ci def donc munoo ne association nga am wala GIE wala lu mu munti doon te amoo teguwoo ci règle réew mi dafa toll foo xam ne kayit mooy dox donc bu ñu neexee dañ koy tuddee association des promoteurs bu ñu neexee ñu tuddee ko association des promoteurs authentiques bu ñu neexee ñu tuddee ko collectif des promoteurs. kon daal yéen pare ngeen pour ber seen kuréelu bopp en tant que promoteur en activité. ah wax dëgg yàlla man Bamba Faye bu dee benn ñaar ñett naa ci waxtaan ak ay nit bu dee ànd nañ ñu toog ñu liggéey ci loolu xool ñi nga xam ne daal c'est des promoteurs yi nga xam ne naxuñu ma sàmba naxuñu mbër soxlawuñu xaalisu mbër pour tëgg seen i yëf jëluñu alalu jàmbur demuñu di diggee naan que ne defar ay contrat naan dañuy yóbbu ay mbër bitim réew te mënuñu génn jam ñaajo ñoom ñii naa ci waxtaan ak ñooñu bu nekk nag ñooñu am bëgg nañ ñu liggéey bu dee ñaari nit ñett ni sax dinañ toog liggéey waxante ak ñi war a saisir mooy CNG saisir ko saisir le ministre des sports ne ko lii ak lii moo fi am def xam nga tey yéen dafa am loo xam ne dama koy santewaat yàlla remercier le président de la République du Sénégal dañ fi bindoon lettre dañ fi bindee lettre président recevoir ñu coow li bëri président recevoir ñu lii ak lii chaque jour kii wax fii kii wax fële mais le président de la République du Sénégal c'est l'homme le plus renseigné du Sénégal moo la gën a xam féewaloo gi am si ni biir nii te pourtant bi ñu koy def di def lettre boobu di si ren si boobu am na ñoo xam ne ñoom si suuf ñu ngi lijjante pour gis président au moment venu nag man Bamba Faye dama naan tuuti sama baaraam wax teg man awma lu may tiit sama àdduna aw ma ragayukaay man Bamba Faye séeréer laa awma lu may tiit sama àdduna nit mënu maa xoqatal nit mënu maa nañ dox nag ñii wax nañ ko ne wax rek bu ñu toogee ba yëfi ne tëllëx lépp a ngi fi sur kayit lépp a ngi fi sur vocal lépp a ngi fi sur papier loolu la am lu ma ci yem. lépp a ngi sur vocal lépp a ngi sur kayit kon li ma leen di wax rek li may wax ci moom rek mooy encore une fois xaw ma lu ñu wax diggante ak Matar Ba waaye man ci li ma xam ci Bamba ci nit ku yaru nit ku am ay qualité nit ku responsable nit koo xam ne homme défi la nag du dugg ci lu mu mënul loolu mu ne tëgg naa làmb ba fi ma toll mosuma yoral mbër 100 francs man am naa ci lu leer nañ ndax nit la boo xam ne daa bañ ko yàpp comme ne Abdoulaye Ndiaye mel kon nan bàyyi yàqante bi ak ŋàññante bi Sénégal la ñoo ko bokk nañ ko rafetal te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te ndamu réew mi mooy ndamu ñëpp te bu làmb yokku ñun ñëpp gis suñu bopp. ñun dañoo ñëw fii tey pour dagg si licence. waaw loolu la ñu bëgg tey incha allah ci kàttanug yàlla lu ma 6 personnes ñu ngi fi toog pour dagg licence waaye. ji bi ndax association bi may njort muy di ko muy koy ruumandaat est-ce que yow pare nga tey ji pour dugg ci loolu. bu njëkk ba daal moom ban ma jëkkee introsé wax naa leen ne bokkuma ci parce que luy tappale lal du ma ci bokk. bii nga xam ne nii nag Bamba Faye moo ko jiite maa ngi ci biir maag sama bokki promoteurs yi nga xam ne ñoo toog bokk taabal ji tey pare nan nekk ci ginnaaw Bamba lu ma dogal rek ñoo ngi ci incha allah. mais dama leen di xamal ne daal lamb ji nit ñi nañ bàyyi naxante bi parce que li Bamba Faye di wax ci laay dëgg da ngay dem ba nga xam ne nii da ngay tudde nit lamb sax ñu ne la promoteur yi fi nekkan ñoo tax bëggatuñu lamb yàq nañ lamb jëpp yu bari am ci yoo xam ne nii ñi fi nekkoon ñoo ko def kon ñun ñi nga xam ne yàlla danoo dogal tey ñu daje fii amee lu nu nit 100 francs amee lu ma mbër 100 francs daaw amee lu ma ko ma sàmba amee lu ma ko ma demba danoo bëgg ñun ñi nga xam ne ñoo nekk promoteurs yi nga xam ne danoo nekk en activité nga xam ne ñooy dagg licence ñu bàyyi nu ñuy wax ci làmb di ñu ciy laaj ñu ciy wax parce que daaw ñi fi nekkan ci promoteur am na ci ñooñ amuñu licence te bul wax jotee ñoom ñëpp ñooy ubbi seen i wax seen i làmmeñ di wax parce que association bi fi nekkan ñaata promoteur ñoo fa nekk ña fa nekk matunu 4 matunu 5 ñu naan association loolu du association loolu du dara loolu mbooloo mu dajale rek jiital benn waaye di wax seen i wax loolu du loo xam ne nii lu conclure la loolu du dara yooyu nañ ko bàyyi naxante yi nañ ko bàyyi loolu la. Abdoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax boo. mbaa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. ndax mën nañoo xam tey lu waral sa yitte ak sa teewaay ci fii ci bureau CNG bi. waaw sant yàlla d'abord di julli ci yonent bi saison bi ubbi na depuis le premier muy démb d'ailleurs démb la fi ñi ñëpp waroon daje. di nuyuwaat ñëpp rek leen féliciter ci engagement bi ñu def yaakaar naa ni ku jël sa wërsëg mu néew mu bari la nga am ca ba saison bi tëjagul ak léegi nga jël ko ni damay dugg ci làmb donc bu CNG wootee waruñoo soññ waruñoo xaar kenn ndax heure bi daaw boo fàttali ko dem nañ ba janvier dooru ubbi saison bi yàlla dogal tey ñu ñu bon dinañ ñu ñëw indil ñu ko 1er octobre donc li ñu mën mooy ñëw ñi taxaw fii yëpp pour ñëw liggéey donc yaakaar naa ni gis nga fii ñi fi nekk ñëpp Bamba Faye mi ngi fi. bala ñuy dem sax sëñ Modou Niang mi nga xam ne c'est le doyen chaque année d'habitude mooy ubbi làmb ji Ndoye ngi noonu toog moo ko représenté gis nga Gibson production donc moom day anticiper 2 ans yëpp mën naa ni bokk na ci ñi jëkk ubbi làmb ji ma
wax dëgg yàlla bokk na ci kiy jëkk a taxawal le retour de Bamba Faye waxoon na leen ko nit kàddoom la am damay dellu si année prochaine donc ñëw na commencé fichier la ñi fi nekk ñëpp ñëwuñu pour dagg licence pour def ci poste ñoom ñëpp kenn ku ci ne am nga loo toog boof ci pour di xaar CNG bi jox la date nga doxal liggéey bi yaakaar naa ne bu ñu tourné foofu tam gis nga Mohamed Diop sunu frère moom it gis nga ko mu ngi door a ñëw ren ñu koy wax bismillah di ko wax dalal jàmm moo tëgg combat boobu ngay dégg ci jam Thierry ak Jet Li yaakaar naa Baba aussi Baba Diaw ñu ko présenté fichil ne ay affiche yu doy waar boo ne soq aussi ak Gamou Gueye moom la Jackson mën nañ la wax ne la ak Pape Ndoye moom la Mbagnick Kayré ak bari na ñi fi nekk daal wax dëgg yàlla yaakaar naa ni kenn ku ci ne rek boo compté ci moom 2 journées wala 3 yaakaar naa danañ yóbbu saison bi ci cat lu sori donc kon nag waxatuma la ak sëñ Modou Niang bi nga xam ne chaque année moom dégg nga ren moo ne objectif am mooy def 20 journées donc ñii nag bu ñu ñëwee taxaw dañu ñëw fii pour dagg ay licence ñëpp pare nañu CNG bi mën a daal di joxe date yi ñu jublu ci liggéey bi ci lu mu gën a gaaw bu ko defee amateurs yi li ñu doon xaar ñu jox leen ko di sant ñëpp nag aussi di gërëm ñëpp di leen gërëm aussi yéen it presse bi yéen a ngi def seen liggéey yaakaar naa ni muy grand théâtre muy vraiment muy aussi Dakar Buzz yow ngay sunu frère dëgg ginnaaw raay aussi vraiment nii ngeen di doxee am na solo trop wax dëgg yàlla di jaajëfal gars yi nag ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di kontaan ci ñoom ñi ñëpp wax dëgg yàlla. Abdoulaye am lu nu fort ci wewu béy mooy kan yi. am na ko des nga baal ma. waaw dañu am sunu frère aussi Dieye production donc ku ma gis rek gis nga ko malgré moom nekk fi dafa voyagé. waaw dafa voyagé. Abdoulaye ñu fort ci wewu nag ni yeneen promoteurs yi ci mel ni daan taxawaloon fi association des promoteurs. dafa mel ni ñoom ànduñu ci li parce que il paraît que dañ ne ñoom dañuy boycotté loolu mën nga ma cee leeral dara. waa xam nga ñaar dafa am ci àdduna maandu bokk na ci ragal yàlla bokk na ci jaamu yàlla c'est-à-dire que àdduna continuité la bu ngeen fàttalikoo làmb ji bari nañu fi jaar tey ji Gaston def na fi lu ne du fi nit du fi def lu mu fi deful yaa fay Luc Nicolaï def na fi lu fi kenn deful donc mën nañu wax tey jii nii Aline Petit Mbaye c'est le seul promoteur bu demoon bay laaj di dagaan baatu askan wi te pouvoir boobu làmba ko mayoon làmb itam àndul ak kenn da ngay mën def télé toog donc kenn ku ci ne ak sa choix jàpp naa ne daal ñun ñii taxaw kenn ku ci ne jël nga sa alal jox ko ay doome ay xale xale yaakaar ci yow toog di la xaar nga wiññeeku ñëw war a jël date li nga signé ak ñoom nga engagé ko ak ñoom beneen côté bi nag duñ ci mën a sori boo fàttali ko heure bii daaw rumeur yi mel noonu amoon na fi mais donc ñun dañu ñëwoon fi ñëw dagg si licence comme d'habitude ren aussi dañu ñëw tam pour dagg licence ki pare pour liggéey daal wax ji yaakaar naa bëri mu sori ñi pare pour liggéey daal danañu liggéey waaw. yéen ñi pare pour liggéey yi ñu fi gis est-ce que njortuwul ni yéen tam da ngeen bëgg a taxal beneen kuréel promoteur yi loolu. waaw non c'est-à-dire bu ñuy wax kuréel promoteur ñun du kuréel c'est-à-dire am na lu dàq kuréel wala association c'est-à-dire que ngeen nekk ay xarit amante jàmm. yaa ngi dégg c'est ça qui loolu daal mën naa wax ne moo am importance mais yi ci des kanta formé kuréel ak déedéet yooyu bëriwul lu tax ñi fi nekk ñëpp daal dama jàpp ni dañu ñëw fii daal pour liggéey waaw parce que daal dama jàpp ni kenn ku ci nekk boo jëlee sa alal ñi fi nekk ñëpp dañu jël seen alal jox ko ay mbër c'est-à-dire que kenn yóbbuwul kenn bootul kenn yaakaaru kenn dëgg doo nga ñu boole ñu ànd daje fii dañ ñëw fii kenn ku ci ne rek jël sa alal jox ci làmb kon loolu moom gisuma man ay problème mu kuréel et puis ñaata nit ñoo nekk ci ñaata promoteur ñoo nekk ci làmb ci bari nañu Serigne Modou Niang tey ji bu ñu doon wax doyen Khalifa tey c'est le Khalifa actuellement nii làmb ji temps bi bu làmb tijjee xaarul kenn li muy def ci journée kenn defu ko tey représentant ba ngi nii ñëw di dagg làmb kooku bokkul ci dara tooñul kenn kooku ko boole tamit ci leneen yi da ngay sonal sa bopp ndax moom ñëwul demul ci kenn même bu dul yeneen làmb bi sax amul jot dem bu tëggee làmb pare mi ngi gërëm kon yaakaar naa ne fii daal li am solo mooy bokk ndey bokk bàyyi kenn ku ci ne yéene sa morom jàmm parce que àdduna du yàgg ba yàlla fay lenn lu du xol dong la yàllay fay. problème arène nationale ndax mën nañoo xaar saison bi seen journée yëpp ngeen jëmale arène nationale parce que yéen a ngi wax naan dafa seer dafa metti ci ngeen xaar seen journée arène nationale wala Iba Mar. non arène nationale de lutte nee nañ ñu dinañ ut directeur xëy na directeur bi bu ñëwee yu bari dana changer c'est-à-dire que ñun am nañ ay idées par rapport ak arène nationale c'est-à-dire dafa am ñaari affaires yu am bu ñu fàtte stade Demba Diop ki daan tëgg combat événement dafa daan dem li ngay frais Demba Diop doo ko fay Iba Mar c'est-à-dire ki tolloog niveau Iba Mar nan ko defal niveau Iba Mar bu ko defee ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm c'est-à-dire que loolu rek moo indi problème mu arène nationale bi seer na fi ak yooyu problème bi daal mooy problème mu ki tolloog Iba Mar su demee arène nationale na fa def la tolloog Iba Mar ki nga xam ne mën na dem nag def événement bu mag bu ñëwee dañ ko sax yooyu yëpp ñu ngi ciy waxtaan CNG bi nag dara jafewu fi doo ñëw dugg ci yenn secret ya ngay def donc nga ñëw wax ko ci attaqué ci presse non non ñuy attaque kenn CNG bi lu nu fi bëgg CNG dañ ko fi teg pour mu gérer làmb ji pour muy doxal di saytu ñuy tëgg làmb ni ñu koy organiser ak di défendre mbër yi bàyyiwul kii wala kële ku ñëw nag dugg ci moom tëju wax ak moom ci biirum néeg
CNG bi li ñu fa réglé bari na CNG bi li ñu fa réglé bari na ba def combat yoo xam ne ñoom su leen neexoon wala ñu topp règlement rek indi ko teg jël seen règlement rek teg ko nii ci kaw table ci ne di bëri événement yu yàqu mais nag da nga waxtaan lay laaj waaw loolu mais amul lu ñuy xaar ci Dieye ak Abdoulaye Ndiaye production ci lan journée la ñuy xaar ci ñoom lu bees comme saison ubbi na. waaw d'ailleurs bu ñu la nee Coriace xale boobu nga xamante ni mën nañ la wax ni la mooy xale bu nga xam ne espoir de Fass la buy génn muy Serigne Ndiaye 2 boole nañ ko ak nga xamante ni mooy Libidor bu Kayar am nañu tam aussi DJ ak Zambala wax naa la ñu toog fii rek li ñu yor ci ay journée macha allah yaakaar naa ni buñ ko tegee ci yoon bu sëñ Modou ñëwee danaa andi 20 jàppal ni ñii fi nekk mën nañoo andi 30 wala de plus kon c'est-à-dire que loolu bu CNG ubbee làmb ji rek ñu teg ko ci rek gars yi dañ avancé ñu dem doxal te ñu ngi sant yàlla ñi toog fii amuñu benn problème ak CNG amaluñ leen benn bor yoraluñ leen dara xale bu ñu séqal xam nga leen respecté nañ leen donc ñun daal nañu ubbil ñu ànd liggéey vraiment gërëm nañu ñëpp di sant ñëpp di jégalu ñëpp liggéey bi daal li ñu bëgg barki dem bi ñu demee arène nationale li ñu président Alioune Sarr andil ñëpp ànd ceeg moom dañu ñaan ci kàttanu yàlla sunu ambition mooy buñ fa tolluwaatee su nekkee ne làmb ji nekkoon na ci 3 danañ ko yóbbu ci 4 wala 5 loolu daal mooy ñun li ñuy ñaan yàlla quoi waaw donc nag archive yaa ngi fi dana dem mais li ñu war a def ñun bu ñu ko defee xëy na boole kook li fi nekkoon daaw peut-être dinañu romb foofu quoi. di wax dalal jàmm ci biir làmb lan benn ambition nga am ci làmb ba pare. waaw damay nuyoo. di nuyu sama mbokk promoteur yi fi toog. di nuyu Sénégal. waaw ambition bu ñu am si làmb mooy kon làmb fu mu nekkoon ay 2005 2006. nga xam ne dafa bëri woon coow Sénégal. nga xam ne mooy sport boo xam ni moom leen gënoon suivre au Sénégal. foofu lañ ko bëgg a delloowaat quoi. ñaata journée lañ war a xaar ci Mouhamed nga xam ne bii mooy entraîneur bi njëkk ci làmb ak lan lay njëkk a ubbile amateur yi muy cadeau. waaw cadeau bu ñu leen indil mooy jàlli at jabteer yi. boobu mooy première journée bi. yeneen yi si des ñoo ngi siy travaillé. sa ambition ci làmb ñu njëkk lan moo la impression ba nga tax ko dugg ci làmb lan la. waaw nga ginnaaw bi ñu sant yàlla ju si yonent bi xam nga sant Abdoulaye Wade sant Bamba Faye sant Gibson ak Amet ak suma gars yi ñoom am di Aba waaw mais làmb moom sama bëgg-bëgg la waaw. ñu gis nga taxawal combat bu mag muy diggante Sokh ak Gamou Gueye ndax bi nga koy taxawal métti woon na wala méttiwul. non méttiwul ndax lépp Abdoulaye Wade la waaw lépp Abdoulaye Wade la si gàttal man si ginnaaw ñoom Bamba lu ne lu maam lu ñu def ànd naa si waaw si gàttal te wax ji bëri moom mënul ma ko te ñëw ñu làmb pour si xaalis ñun dañuy liggéey xam na loolu man liggéey laa xam mën naa ko te liggéey laa gëm comme lu Bamba wax man du ma nit koo xam ne may topp si ginnaaw nit ngir inter kon Bamba su ma ko déggee sa ay waxam mën na ànd ak moom man gëwuma koy jaay nit gëwuma loolu. à part Gamou Gueye Sokh yan journée dañuy xaaraat ci Baba. non bu soobee suñu borom bëgg naa 5 journée. ah bon. bu soobee suñu borom. ndax olof day ni ragal yeb yàlla la. waaw te ñun ay Baye Fall la. taal bi seen tubaab la. xam. salaamaaleykum ñu ngi nuyu sunu grand frère yi ñu fi fekk Abdoulahat Bamba ak Gibson ak mbokku promoteur yëpp waaw ñun suñu ambition lenn la rek Baba moom suñu doomu ndey la. depuis enfant ba nii ñu bokkoon lépp. lu mu dugg nañ ci amuñ ci tànku ginnaaw lépp nag ñu topp suñu loxo grand frère Abdoulahat waaw ambition bi moom mooy ñëw rek topp suñu loxo suñu ginnaaw grand yi quoi waaw fu ñu ne foofu rek ñu ànd ak ñoom. li ñuy dolli mooy mën nañu nuyu sunu frère Abdou Aziz Ndiaye mën nañu nuyu aussi Baye Alé Ndiaye David gis nga li mu def exploit bu mu def moom it sunu frère la ñun ñëpp ñu bokk mbir mi Dieye aussi mën naa la wax aussi tamit ñu ngi koy nuyuwaat di ko gërëm di la wax ni ñu nekk fii yëpp kenn ku ci ne li ngay yëg ci sa morom la sa morom di yëg ci yow kenn amu ci kenn lu dul jàmm ak salaam ay frère lañu fréquentation sax amaana mën nañ koy bañ di bokk mais kenn ku ci ne rek la nga xool ci sa morom ba sentir ko def ko ni sa bopp yaa ko xam kon yàlla nañ yàlla suñu borom suturaal nu yéenante jàmm jàppante muy Abdoulaat muy Bamba Faye mii ak kum mante doon loo yéene sa morom mën naa la gi ñëw ci baax yonent sa kaw la jëm suñ borom àndul ak kenn lu dul dëgg doo nga la àndal àdduna du yàgg ba dëgg doon leneen kon nan doxul dëgg làmb ji nee naa la nit du ci def lu dul li ci ténor yi deful woon bu ñu wax lee ténor bu jëkk boo daan seen un Gaston Mbengue muy ñëw wala un Luc Nicolaï muy ñëw wala nga seen benn Petit Mbaye muy ñëw dafa doon mel ni da ngay jóg benn monument di ko séentu
aujourd'hui loolu mooy sunu ambition pour que nit ñi delluwaat ci respect ba ñu amoon par rapport ak nit ñi parce que tamit làmb du école bu ñu koy jàngale kenn licence bi 300000 lay doon pour nga doon un promoteur 300000 boo dee xool ni moom ngay jël pour dagg ko pour doon promoteur c'est-à-dire que loolu warul tax warut a tax nit ki yóbbu boppam ci feneen. c'est-à-dire nga doonal ab taalibe mokk wàcceel sa bopp suñu borom yëkkati la. wax naa la ko gis nga ñii dañu ñëw bees. ñi nga xoolal tey boo xoolee combat yi fi gën a dëgër pour le moment. ci yi ñu woowee espoir ji ñu waar peut-être ñu bees koy door a ñëw. kon c'est-à-dire que loo xam ne tëju ñu porte bi ku mu neex def ko suba benn waaye mën na ñëw fii gis nga daaw gis nañu Pape Thialis événement yu mag ya moo ko def. te ren aussi am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw pour ngay dégg ñi ngay dégg ñu waxaale ay yeneen événement yu mag Modou Lo ngi fi amagul combat. Balla Gaye ngi fi amagul combat est-ce que keneen ku bees du ñëw tëgg leen. bon on ne sait jamais kon liy waral rek mooy yaatal yéenante jàmm parce que bëri na promoteur yi ñu ci làmb dañu dugg dawaat génn dañ leen tegul ci yoon orienté leen kon nag ñi ngi ñaan ci réew mi jàmm di féliciter président Alioune Sarr li ko dale ci moom président Thierno Ka directeur administratif Ndiamé Diop ba ca Maguette Sow di féliciter ñëpp di motiver écurie yi di leen waxee nag CNG wàccoon ak yéen ku la ubbil le 1er octobre balaa fin octobre xale yëpp war nañ mën a renouveler seen ay licence pour que nag ñu mën a gaaw jublu ci liggéey bi ki nga xamante ne wax naa la ko sëñ Modou Niang nga xam ne moom bu ñu mësaan ubbi bu dee 15 jours sax mu jox nit ñi combat ñi nga jëm màggal la di set di ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam nu dem ci dellu si ci jàmm nga xam ne bu nu dellusee Serigne Modou moo xam moo dañuy yóbbu le 27 moo xam dañuy yóbbu le 3 mu ubbi ñu topp ci ginnaawam balaa décembre janvier petit à petit ñu mën a def dara di gërëm ñu teew fii ñëpp di gërëm waa Sénégal lu ci dëng xëy na ñàkk mat la ndax doomu aadama matut kon nag yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy borom jàmm ak jàmm yàlla na nu jàmmal yéen it seen liggéey rafet na ñu ngi leen di féliciter notre frère Bamba. wanaa la bu ñu ne dañ la tuddee Cheikh Ahmadou Bamba mënu def lu baax gis nga fi Gibson production moom it ci engagement am mën naa la ko daaw la ñëw mais mën naa ko ni yow da nga ñëw sax peut-être yóbbaale macha allah bay rek gars yi gis nga vraiment moom it a ngi ñëw Baba aussi ambition yi ñëw gis nga gars yi ñoom ñëpp. xam nga ba pare nekk ay jàmbaar liggéey aussi ndooy li ñu bëgg rek muy liggéey du adversaire kenn nag encore une fois du nu adversaire kenn le Sëñ Blaat nee na loo ne cas mu dëgër ba ko fa xam ne du sa wàll waaye li nga moom boo ñoddee mu dëkk boo xëccee mu dikk yàlla nañu yàlla booleeg li nu moom te muy sunu wërsëg ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf. ci loon fii tey ci bureau CNG bi mu tombeeg le 2 octobre promoteur yi ñëwoon pour renouveler seen i licence waaye leen fi dégg ci ay kàddu ñun matuñu gis yéen yéenay gisé li wette woon mooy daal ñii fi ñëw ñu ngi ñaan suñu borom defal leen ndam ci li ñu dugg ndax bëgg nañ liggéey te am nañ jomi liggéey te am nañ fu ñu jëm kon yàlla na leen yàlla defal jàmm te defal leen ndam te defal ko mboolem jullit ci micro bi Fada Niang la seen doomu ndey seen xarit ci cadreur bi Malick Omar la di nuyu Lamine sama doomu ndey di nuyu ñëpp nag di leen jaajëfal jërë ngeen jëf